Assalamualaikum wa rahmatullah. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar. Sëñ bi Mbàkke yéen a ngi ñu ngi leen di baalu àq bu baax te di leen baal àq di ñaan yàlla mu nangul nu sunu koor te bi bañ a doon sunu koor gu mujj. Yàlla may jullit àddina yépp jàmm ak i xéewal ak tawféex. noo ngi leen di ziar ci bu wér a wér ziar boo xam ne bu dëggu la ci nun di ñaan sunu waxtaan wi am njariñ. noo ngi ñaan képp ku ko déglu it liñ bëgg a leeral te mu bari lool xaw a mel ni lu mën a leer ci sa bopp. mooy li nga xam ne fan yëpp ñu ngi ñu ci interpellé muy problème mu Palestine bi ñu bëgg ci indi ay leeral tuuti rek. xam naa ne li ëpp ci bokki jullit yi wala bokki taalibe yi dañuy jàpp rek ne léeg-léeg sax day am problème boo xam ne du la ñor fekk na nga ko xamee mooy tax yenn position yi sax boo ko dee jël da ngay xam ne rek xëy na du am njariñ. li am njariñ mooy nga wax nit ñi dëgg-dëgg li xew. baax na trop nag ngay wax je suis Palestine nangam ak nangam yooyu nit ñi baaxoo nañ ko sës ci dara, waaye li am te wóor mooy histoire bu compliqué la, bu yéeme boo xam ne jaxasoo na lool ba mu àgg ci lool. ñaare nag nit ñi dañuy faral di def maanaam politique ak wàllu diine ñu di ko taqale. fekk bu fekkee da ngaa taqale politique ak diine, problème mu Palestine doo ko mën a comprendre ndax lépp diine la, lu cay juddoo door caa juddoo. loolu nag boo bëggee mu leer la dëgg da ngay dellu ci maam bu mag ba. xam nga alquran dani inna ibrahima kaana ummatan qaanitan lillahi xanifa. maanaam ibrahima aw xeet la. xeet boobu nag mu doon sun borom ñaari doom la ko jox yu góor, muy Ismaïl ak Ishaq. waaye ni ñu demee loolu lépp du jara leeral, waaye daal li wér te wóor mooy Ibrahim arab la, jóge na fa ànd ak Saara soxnaam ñu dem Égypte. mu am lu ñu tëral ngir Saara mën a mucc, moo tax ñu jël Xaggaar jox ko Saara ngir mu nekk ab jaamam. mu jël ko moom it may ko Seydina Ibrahim soxna. kon Saara mooy yaayu Ishaq, Hagar mooy yaayu Ismaïl. Ishaq nag moo jur Yanqooba moom la tubaab yi di wax Joseph. ba tey mooy Israël. Joseph mooy Israël, c'est le même prénom, benn tur bi la. moom nag moom la yàlla may fukki doom yu góor ak ñaar yu jigéen. fukki doom yu góor yooyu nag ak ñaar moom la tubaab yi di wax communément les 12 tribus d'Israël, parce que ay sëtam lañu. moom Israël maanaam Yanqooba moo am fukki doom yu góor ak ñaar. yàlla def Suleymaan yàlla def Yuusuf nekk doom ji nga xam ne moom la ci gënoon a sopp. histoire am alquran nettali na ko nettali bu rafet, ndax suñ borom sax dana ci xisa yi gën a rafet ci la bokk. gént ga mu géntoon ak frère yi niñ ko jëlee def ko ci teen bi ba yàlla dogal mu dem Misra, ba ni ñu ko jiiñee li ñu ko jiiñ sunu borom laata mu ko setal épreuve bi mu jaar mooy dugg na kaso, yàgg na fa. waaye bi mu génnee ci kaso bi, ndax xam-xam bi ko sunu borom may ci gént gi, sunu borom def mu nekk
tey boo ko doon calculer da nga koy def ministre peut-être de l'économie ndax booba économie bi yépp mooy ab dund ndax juróom-ñaari at yu naat lañu waroon am ak juróom-ñaari at yu bekkoore kon muy fukki at ak ñeent yoo xam ne nam ko waxee ci alquran ne moom ku li muy laaj ngir ñu jox ko ku ko xam la te ku wóor la ñu jox ko ngir ab xam-xamam ak wóoram maanaam c'était un très grand gestionnaire bi yàlla dogalee loolu am mujj na ci gàttal buuru Égypte bi tuub mujj na it bokki yahud yi yaatu fa ba noonu mu fa nekkee di liggéeyal boroomam ba yàlla jële ko fi buur ba ca topp nag dafa féttéerlu ba ñuy toppante ba mu agsi ci Ramsès II nga xam ne moo dajeek benn jamono ak mu yont yàlla Muusa sët la ci fukki tribu ak ñaar yooyu nga xam ne moom la Yanqooba am mi ngi ci sëtoo ci tribu bi ñuy wax la tribu de Juda donc moom bi mu ñëwee sun borom mission bi mu ko jox mooy mu dem wax Firawna ne ko am na yàlla boo xam ne benn la bu ñuy jaamu moom yàlla jooju ci la Suleymaan nekkoon ci la ay waajuram nekkoon ci la ay maamam nekkoon ci la damay juum rek naan Suleymaan Yuusuf laa bëgg a wax ba yàlla dogal mu féeteerlu moom moo jël peuple Égypte bi ci ndigalu sunu borom jéggi ak ñoom ngir yóbbu leen fi ñuy wax la Judée nga xam ne suuf soosu ci tegtalu yàlla la ko Seydina Muusa bëggoon a dëkkee ak njabootam moom ak Haaruna rakkam nga xam ne bi mu demee jël ndigali yàlla yépp dellu si nag peuple la nag boo xam ne bu terrible parce que ci ñeent fukki fan yooyu rek créé nañ fi li ñuy wax veau d'or maanaam aw nag woo xam ne ci wurus lañ ko tëgg di ko jaamu ndax booba dañ jàppoon ne ku baax ki du dellu siwaat bi ñu demee nag ba tiim suuf si ci benn mont bu ñuy wax le mont Nebo foofu la Seydina Muusa mission yem mu wàcc fa ab liggéey ñoom suuf soosu naka jekk nekkul suuf soo xam ne fa la ñu juddoo yaroo fa màggee fa fekk fa baax suuf la soo xam ne yàllaa ko tegtal yont yàlla Muusa mu jëme leen fa ba ñu fa nekkee nag dem na ba ay jëmmi jamono mu am ay jafe-jafe ndax diggante bi li ñuy wax assyrien yi ak babylonien yi ak égyptien yi mayuñu leen jàmm léeg-léeg ñii ñëw dal seen kaw ba yilif leen ba yàgg ñee ñëw dal ci kaw ñee yilif ñële ba yee ñee ñëw dalaat ci kaw ñële yilif leen loolu moo tax bi ñu mujjee nag dañ leen a déporté Babylone mooy entre moins 603 avant Jésus-Christ et moins 539 bi nga xamante ni léegi Perse yi ñoo mujj dominer babyloniens yi bañ leen dominer nag yàlla dogal ñu autoriser ña nga xam ne mooy peuple yi ñu dominer woon ñu dellu ci seen suufi cosaan ñoom ñëpp ci la yahud yi dellusee ci seen suufu cosaan boobu nga xam ne mujj na parce que loolu prophétie bi moo tax mu mujj doon seen suufu cosaan donc bi ñu dellusee foofu mu amaat loolu mooy 446 la donc moins 334 le Philippe de Macédoine moom it moom la ñuy wax Alexandre le Grand jóge Macédonie di wër nga xam ne moom ci la dem ba dominer àddina bi yépp yàlla dogal moom fanweeri at ak ñett rek la dund faatu bi mu faatoo ay généraux ñoom ñoo donn li nga xam ne mooy empire bi mu dominé woon séleucides yi nag ñoom ñoo jëloon côté bi ñuy wax la Judée nga xam ne ñoo ko yor ba jamono yi nga xam ne Antiochos VII moo fa nekk mu door a am nag benn ethnarque boo xam ne Simon la tudd c'est-à-dire prêtre juif bu mag la moo fippu ba ñoom ñu amaat benn liberté ci seen biir suuf soosu bi ñu demee ba moins 63 avant Jésus-Christ mu am une conquête romaine boo xam ne moo ñëwaat dominer leen loolu mooy contexte bi am bi Seydina Isa ibn Maryam di gane àddina
waaye diggante boobu nag comme suuf soosu sunu borom moo fa tegtaloon yonent yàlla Moussa loolu moo tax premièrement mu nekk symbole pour le judaïsme parce que dafa mel ni li ñuy wax la terre promise ñoom li ñu ko jàppee mooy seen aljanna la ci kaw suuf maanaam seen mbir yépp fa lay sottee fa lay baaxee seen yaakaar yi lépp fa lay firi ko bi Seydina Isa ibn Maryam gane àddina nag fekk diggante bi itam yont yàlla Daawuda jaar na fi yont yàlla Suleymaan doomam jaar fi gannaaw gi bi Pierre bi Simon ethnarque boobu fexe ba juif yi am liberté ci la ñu fa tabax le temple de Salomon bi ñu ko tabaxee nag ba romain yi ñëw dominer leen fekk na temple bi mi ngi fi Isa ibn Maryam gane àddina ñoom yahud yi xamoon nañu ne am na messie buy ñëw mooy li ñuy wax almasih moo tax yonent yàlla Isa bi mu ñëwee alxuraan bi mu koy tudd dane almasih Isa ibn Maryam waaye nag xëy na yahud yi fi ñu ko doon séentoo ak ni ñu ko doon séentoo ak ni mu ñëwee moo bokkul parce que bu weesoo Moussa la ñu am ci ay yonent yépp ci seen tribu yooyu lay juddoo non seulement mais buur lay nekk mooy nguur yi nga dégg nguur Seydina Daoud nguur Seydina Souleymane ak yu demee noonu waaye ab yonent boo xam ne kañu ko bàyyale muy Joseph le charpentier yàlla dogal na amul wërsëg way juram wu jigéen itam yàlla dogal na amul wërsëg judduwul ci famille aristocrate ñëwin ba it nekk lu kéemaane loolu dafa mel ni lu xaw a tas seen yaakaar ci ñoom parce que réforme yi mu woote maanaam Seydina Isa dafa gënoon a jege baadoolo yi ak ñi ñàkk ak ñi torox ak ñi ñu opprimé mais boobu fekk na quand même juif yi yépp dañ leen a opprimé parce que dañoo nekk sous la domination romaine donc ñoom liñ doon yaakaar ne mooy messie bi moom lay def mooy bu ñëwee daf leen di libérer sous la domination romaine loolu nag amul bi mu ñëwee wax na leen ne leen moom yooyu taxu ko jóg ba biñ koy natt ci impôt yi ñu doon fay ak lan moo tax ñu war a fay impôt daf leen a laaj ne leen pièce de monnaie bi lan moo ci ne ñu ne ko César mu ne kon rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ñoom it ñu jaare fa weddi ko waaye ñi ko gëm nga xam ne ci seen biir lañu sosoo ñooñu la ñuy wax nasaraan tekkiwul tubaab chrétien lay tekki yahud yi kon ci ñoom daanaka la nasaraan yi sosoo ànd ak Seydina Isa ibn Maryam bi mu amee fanweeri at ak ñett ci la ñu ko boom bi ñu demee ba mu amaat nag fanweeri at ak ñett muy 66 après Jésus-Christ ci la juif yi jëkk a révolté wu ci suuf soosu nga xam ne mooy Judée bi ñu demee ba rébellion boobu dañ ko maate donc bi ñu demee ba 132 ci la ñu defaat beneen rébellion ñu matewaat ko mate bu metti ba pare yàq temple de Salomon bi ba mu des benn mur loolu la ñuy wax le mur des lamentations mooy fi mu ne nii actuellement mur boobu ngeen gis rek waaye nag après dañ leen a interdire Judée maanaam vers 412 ci lañ leen tere suuf sa ne leen buñ fa jaarati dàq leen tasaare leen donc à partir de période boobu amatuñu patrie nekkatuñu fenn dañoo tasaaroo yàggul dara rek sunu sang bu tedd bi feeñ muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam indi tawféex ak jikko yu rafet yi mu indi yépp ak jàmm ji mu indi ndax diineem ji islaam nungul sa boroom la waaye itam jàmm ji muy firi ndax yax bi lépp ngi ci biir loolu nag tax na boo xoolee barki démb rek bi Cheikh Mountakha di wax dane xeex yi nga xam ne moom la lislaam xeex yépp mën nañ ko tuddee légitime défense parce que lu juddoo ci benn nit mënta amee violence waaye nag bu ñu demee ba nga xam ne benn nit boobu ak tuuti nit ñi mu àndal mbooloo mi ci ëpp dañ leen a bëgg a faagaagal ndax dem nañ ba xam ni mënuñoo jam Seydina Mohamed ci xam-xam ndax jàngul waaye li mu leen di wax ñoom ñi jàng xamuñu ko mënuñu koo jam ci taaru kàddu yi muy wax ndax alquran lenn melul ni te alquran it di kéemaanu yàlla buy wane ne nekkuk yàlla lu wér la yàlla moom waajib la yooyu nag tax na bi ñu demee ba xalaat ne amuñu fenn fu ñu ko mën a jaar dañ ne nañ ko faagaagal rek moo ko aw xeetam su ko defee ña nangoo topp Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
jeex tàkk moom it ñu reyaale ko benn yoon. yàlla nag dogal na seen pexe yi antuwul mooy xeex yi ngeen fi dégg Badar ak yépp fu fi ne rek ñoom ñoo tàppaas jullit ña lijjanti ay pexe ngir jëlee leen fi daanaka bu fekkoon ne loolu am na kon tey dañuy wax le génocide des musulmans waaye yàlla moo ci jàpp ba mu gàddaay ba sun borom def mu bàyyeekoo fi bi mu fi bàyyeekoo nag 691 Dôme du Rocher ci lañ ko fa tabax muy masjidul aqsa ndax it bi fi yonent bi nekkee itam teel na ñoo xam ni maanaam Jérusalem symbole lay doon ci l'islam symbole la ndax buñ daan julli fa la ñuy jublu yonent bi bi muy rañaan li ñuy wax voyage horizontal bi subhaanallazi asra min al masjidil haram ila al masjidil aqsa la kon dafa mel ni dafa jóge Màkka dem ba Jérusalem sun borom wàccee yonent yi mu jiite leen doora nag def voyage nocturne bi mais de manière verticale mooy wuy ji gi mu wuy ji sun borom ndax foofu la bën bi nga xam ni dafa dëppoo ak asamaan amul kubéer amul dara foofu la tollool loolu moo tax muy lu am solo lu am doole ci l'islam gannaaw gi la ñuy jublu Màkka waaye 691 la ñu tabax Dôme du Rocher donc vers 700 conquête arabe yi dem nañu ba toll foo xam ne ci biir àddina bi kawe na lool parce que am na ci dëkk yu bari yoo xam ne dem nañu ba dominer ko surtout bi ñu commencé di dugg ci sud Europe bi mooy ay Espagne ak yooyu jaar Constantinople jaar Égypte et cetera dem nañu ba benn pape bu ñuy wax Urbain II parce que dafa ne il faut que ñu organiser ay croisades moo jëkk a joxe ndigal pour ñu organiser ay croisades parce que boobu quand même lieux saints yi chrétiens yi dominé tuñu ko yahud yi dominé tuñu ko jullit yi ñoo ko dominé bi mu ko defee nag jullit yi ko dominé woon mooy turc seljoukide yi nga xam ne boobu dañ leen daan tere ñu am accès ci barab yooyu ba 1120 ci la li ñuy wax les pauvres chevaliers du Christ ñoom it formé wu nga xam ne benn français moo ko formé ñu dem ba 1129 ordre des templiers juddu nga xam ne boobu nag croisade yi am na effet chrétiens yi dem nañu ba jëlaat Jérusalem donc ordre des templiers ñoom ñoo doon garder les lieux yi nga xam ne bëggoon nañu ñu wattu ko di ko sàmm ba yahud yi ak jullit ñi duñ ko mën a yàq nasaraan yi suñu bëggee aj si jógee Europe wala feneen dañuy mën a ñëw donc ordre des templiers aussi non seulement loolu dañ ko doon liggéey mais aussi boo masaan di jóge Europe di ñëw sa or sa xaalis ak say takkaay pour bañ ñu koj la ci yoon bi faagaagal la loolu moo taxoon ñu def ko ngir boo leen ko joxee soo fa jógee boo ñëwee dañ la koy mën a delloo ak seeni intérêt bien sûr donc ordre des templiers boobu bi ñu demee ba 1291 ci la mamelouk yi ñëw ay arabe lañu jël si fi ñuy wax Saint-Jean d'Acre Saint-Jean d'Acre aussi Galilée ci la bokk nga xam ne kon ñu ngi ci suuf si ba léegi templiers yi nag daw dem Chypre boo xoolee Chypre ba léegi aussi statut boobu day am c'est-à-dire répercussion yooyu mooy tax ñuy dem ba ñuy wax ne fii paradis fiscal la donc ñoom aussi roi de France bi ñuy wax Philippe le Bel dafa xëy joxe ndigal pour ñu arrêter leen ñoom ñëpp parce que boobu dañ leen a accusé d'hérésie d'idolâtrie de sodomie ak pratique homosexuelle et cetera rey leen rey cay ñu bari donc am na ci ñoo xam ne dañoo disparaître woon ànd ak yenn ci seen alal ya nëbb ko après ci la ñu lakk pape ci la ñu lakk Jean de Molay pape bi ñuy wax Clément V joxe ndigal pour ordre des templiers ñu dindi ko mais boobu fekk na mu rentrer maintenant dans la clandestinité bi mu rentrer dans la clandestinité aussi xamatuñu ci ñoom dara waaye fekk na alal yu toll noonu ak lenn ci ay nit
mënul disparaître noonu. Philippe le Bel nag kuwam daf ko réussir parce que commissaire yeeg préfet yi nga xam ne ñoom la joxoon lettres yi da leen ni tel jour lañ koy ubbi, c'est-à-dire le 13 octobre la leen waxoon nañ ko ubbi, nañ ko ubbeendoo ñoom ñëpp. donc looloo tax opération am yàquwul. bi ñu demee ba 1215 bon fekk na France juddu, parce que toujours dañuy wax ne France mi ngi juddu avec ce qu'on appelle le baptême de Clovis. mais 1215 li tax mu am solo mooy ci la bataille de Bouvines ci la am. bi mu amee nga xam ne buuru France bi ñuy wax Philippe Auguste dafa doon xeex ak ñu ko ëpp doole. bi ñuy xeex ak ñu ko ëpp doole ñooñu paysans yi mu amoon moom baykat yeeg néew ji doole yi wëlbatiku ànd ak moom xeex ba moom ci boppam mu gagné. donc bi mu gagné roi d'Angleterre bi ñuy wax Jean sans Terre mu dellu Angleterre. xëy na ñiy wax ci wàllu diine maanaam li jot a jàll ba ci yont yàlla Iisaa bi mu ganee àddina. yont yàlla Iisaa bi mu ganee àddina te catholique yi ak yahudi yi commencé di weddante. loolu boo delloo ci alxuraan da nga koy gis wa qaalatil yahudu laysatil nasara ala shay'in wa qaalatil nasara laysatil yahudu ala shay'in. donc loolu mooy li nga xam ne mooy principal problème mu débat bi mooy yahudi yi gëmuñu Iisaa ibn Maryam. te yahud yi nga xam ne dañoo topp Iisaa ibn Maryam di nasaraan ñoom dañoo wëlbatiku wax ne ñii nga xam ne gëmuñu Iisaa te ñëw na ñooñu it nekkatuñ ci dara. mais bi bataille de Bouvines bi amee Jean sans Terre bi nga xam ne moo nekkoon roi d'Angleterre dafa dellu ba mu delloo na nga xam ne suuf yi mu amoon ak li mu amoon France ak yépp da koo ñàkk. yahud yi ñoom ñoo ko woo nag ne ko parce que ñoom ñoo yor commerce bi boobu tas nañu fépp ci àddina waaye Angleterre ña fa jotane ñoo ko ne ñun xam nañu ne taxes yi day gën a metti parce que li ëpp ci li nga amoon ci ay suuf ñu lay fay ay impôts yooyu ñàkk nga ko kon ñun rek ñoo fi sës. mais ñun ñi nga xam ne amuñu benn droit amuñu benn liberté amuñu benn statut boo ñu naree teg ay impôts di ko yokk il faut nga accorder ñu ay droit. accord de droit yooyu moom moo jëkk a juddu ci diggante boobu nga xam ne moom la ñuy wax la Magna Carta. bi mu amee yahudi yi commencé di am ay droit tuuti bi mu commencé di am ay droit tuuti nag benke ñenke yi moo bari parce que dañuy woo buur bi lu ci bari di ko wax ne ko lii faw nga soppi ko. boobu Angleterre li ci am solo mooy île bi kese la doonatul dara ak Aquitaine ci France mooy région bi Bordeaux nekk. mais dañ koy def buuru Angleterre yi ba Édouard Ier ñëw benke ñenke yi soof ko mu dajale leen ñoom ñëpp en 1290 dàq leen ñoom ñëpp yahud yëpp la fay génnee Angleterre ne bu fi benn yahud nekkati. bi ñu demee tuuti rek nga xam ne léegi dugg nañ ci période médiévale bi après mooy am na benn pape bu ñuy wax Six IV moom moo joxe ndigal ñu def li ñuy wax inquisition mooy nañu dugg ci empire yi nga xam ne c'est des empires chrétiens ña fa nekk mboole seen ñu saytu seen ngëm ba xam ndax ci dëgg lañu ne wala nekkuñ ci dëgg. ku nekkul ci diine chrétien ñu teg ko daan yu dëgër wala ñu rey ko wala mu tuub. loolu moo indi li ñuy wax les marânes juifs nga xam ne ñoo nekkoon ci péninsule ibérique bi biñ inquisition yi tàmbalee amuñu mel ne pexe mënul tuub waaye tuub gi ci kaw la du ci dëgg ci ñoom du ci biir gi. ñenn ñi tamit tasaaroo dem installé wu Hollande ñi ci des dem installé wu Belgique pour quand même moytu coono yi ñu leen di teg waaye installé nag li ñuy wax une finance très puissante en Hollande. ñenn ñi dem ci empire ottoman bi parce que musulmans yi tout le temps dañ leen doon tolérer moo tax bi ñu fa demee Sélim II accueillir leen. léegi nag am na fa benn juif bu ñuy wax Joseph Nazi moom la ñuy wax le duc de Naxos et le seigneur des Tibériades parce que ay grade la yoo xam ne mi ngi ko am ci Sélim II mais le seigneur des Tibériades mooy kilifa Judée nga xam ne kon depuis bañ leen dàqee ñu tasaaroo amatuñ fa accès pour la première fois am na benn juif bu fa am accès kooku nag moo dem dekkalaat muru Salomon bi mur des lamentations bi installé waat fa ay commerce pour dundalaat dëkk bi pour wax yahudi ne leen ñibbisi leen
donc moom aussi moo financé guerre bi nga xam ne contre Philippe II benn guerre la ci biir royaume d'Espagne looloo tax Hollande dagg Belgique dagg ma ñooñu nekk ay pays yoo xam ne dañoo libre bi ñu demee ba ci kanam tuuti nag protestantisme aussi juddu na te bu juddoo parce que église bi dafa amoon ay abus souvent dañuy lëkkaloo ak le peuple juif moo tax protestants yi bañ juddoo te juif yi amoon ay moyens ak bi ñu découvrir bi Gutenberg créé nu mu tuddati imprimerie fekk Luther traduire la Bible en allemand ñoom ñoo ko imprimer mu tasaaroo bi ñu demee ba 1717 léegi nag ci le premier temple ci le première loge maçonnique juddu en Angleterre bi muy juddu ci diggante ñaari nit la juddoo mais bi mu juddoo rek ba siiw pape bi ñuy wax Léon XII daf ko condamné l'église a toujours sorti des bulles pontificales maanaam fatwa lay tollool ci ñun pour condamner la franc-maçonnerie parce que pax mi nga xam ne moom la templier ya duggoon bañ leen dàqee booba la ñu fëllaat rek mu nekk li ñuy wax société secrète yi te boobu gis nga ne ca njëlbeen nga jiiñooñ nañ leen hérésie maanaam ñàkk ak idolâtrie ak jiiñ leen pratique homosexuelle ak sodomie donc bu judduwaatee sous la forme des sociétés secrètes day amaat danger bi nga xam ne moom la yoroon mais ñoom aussi dañoo doy waar parce que dem nañu ba diggante Pape Pie XII ak Jean XXIII ak Clément VI après condamnation yi daal dafa mujj ñu bàyyi ko donc li tax politique bi ak diine ji neexul a teqalee ndax mënee su koo def mooy yahud yi tamit dafa am ci yu ñuy sukkandikoo mooy l'Ancien Testament tawraat moom c'est yàlla dafa dogal mu bokk ci ay téereem moom suñ borom kon téere boobu mënta réeral ay nit bi ñu waxee ne messie bi dina ñëw gëmuñu ko it dafa am leneen loo xam ne moo am gannaaw Seydina Isa ibn Maryam mooy li ñuy wax la Kabbale boo xoolee ci jullit ñi mi ngi tolloog tasawuf ci ñoom bu dee catholique yi la gnose maanaam c'est une xam-xam la bu xóot ci wàllu diine spiritualité de dëgg am nañu ñaari téere nag yoo xam ne Mishnah ak Gemara ñoom ci la ñuy sukkandiku di àtte li nga xam ne moom la ñuy doxal ci programme bi yahud yépp nekkuñu woon ay kabbaliste waaye Kabbale mujj na lekk maanaam juif orthodoxe yi ba ñépp dañoo mujj doon ay kabbaliste donc am na benn juif nag benn rabbin bu tuub boo xam ne bi muy dugg dans le catholicisme ci la xuloo ak benn rabbin bu ko yilifoon bu ñuy wax Moïse Nahmanide kooku moo ko ne ci lii ngay dugg ay caaxaan la parce que messie bi ci boppam ñëwagul ndax moom suy ñëw seen pape bii nga xam ne moo fi nekkal imposteur bi muy Isa ibn Maryam la ci jublu bu boobaa moom ci boppam ci ñuy lëkkaloo ak ñi nga xam ne dañuy fexe ba peuple juif dellu Palestine ci lay bokk maanaam masiix bi mooy ñëw ci pape bi ne ko fexeel ba peuple juif dellu Palestine kon yow ay caaxaan rek moom ngay woote loolu nag bari nañu léeg-léeg aussi ci seen biir ñoo xam ne dañuy jékki-jékki wax ne ñoom ay messie lañu mais ci prophétie bi pour messie bi ñëw il faut que juif yi nekk fépp ci àddina bi te benn instant wax naa leen ne dàq nañ leen Angleterre te it jàppoon nañ ne amuñu ay juif yu nekk Amérique du Sud boobu découvrir nañu Amérique gis nga juif yi kenn du leen tudd ci wàllu traite négrière mais ñoom ñoo jëkk a dem Amérique maanaam installé fa ay commerce installé fa aussi ay tool di bay agriculteurs yi loolu moo tax sax New York New Amsterdam la tuddoon avant parce que boobu la finance juive très puissante était à Amsterdam kon ñoom
ñun nit ñu ñuul ñi rek war nañoo xam ne ñoom traite négrière bi li ko financé lépp ak li ko def ci ñoom la jóge parce que bokk na ci boobu temps ñuy daw aussi inquisition yi parce que la découverte de l'Amérique c'est 1492 boobu ñi ngi daw inquisition yi période médiévale bi aussi metti na ci ñoom ak maraan yeeg yooyu ñu daw dem seen yoon donc ñooñu kenn du leen tudd ci loolu mais ñu ci am responsabilité ak rôle bu mag la bi ñu demee nag ba wax ne dañoo découvrir ay juifs en Amérique du Sud ci la ki nga xam ne moo yoroon la finance juive muy Menasseh Ben Israël bind lettre Oliver Cromwell boobu fekk na Angleterre am na révolution ne ko dañoo bëggoon juifs yi ñëw Angleterre parce que après ils étaient bien vus en Angleterre bi ñu fa demee yàlla dogal ñoom ñu door faa installé fi ñuy wax léegi depuis lors la City de Londres nga xam ne City de Londres bi actuellement boo xoolee moo jiite la puissance financière du monde parce que bu fekkee dañ la ne yaa presque une soixantaine de paradis fiscaux dont 30 dépendent de la City de Londres ci ngay mën a comprendre la puissance financière juive depuis la nuit des temps fan la jaar ba agsi fii donc bi loolu amee léegi am na ay ñu déclaré wu ay messie ci seen biir quelqu'un comme Sabbatai Tzvi nga xam ne mooy maamu Demne yi c'est les renégats ay juifs lañ yoo xam ne Turquie la ñu dëkk gi ñu dëkk Turquie nag tax na léegi bu ñu tuddee Turquie da ngay foog ne jullit ña dañoo am benn responsabilité ci génocide arménien bi parce que dégg ngeen fan yi président Amérique bi muy yambar mi rek Joe Biden di wax ne Turquie yi ñoo def génocide arménien alors que mot turc rek moo ci ne mais c'est le mouvement des jeunes turcs issus des Demne nga xam ne ñoom ñoo def la première révolution en Turquie ba daaneloon sultan bi remplacé ko par rakkam bi ñu demee ba Turquie di def première guerre mondiale c'était l'empire ottoman boobu ñoom bi ñuy xeex dañoo farak Allemagne mais dañu amoon ay ministres yoo xam ne ay juifs lañu mooy les pachas am na koo xam ne Gamal Pacha ak yeneen pacha ñoom ñoo organiser le génocide des Turcs des Arméniens après la guerre mondiale aussi kenn xamul ñooñu fan la ñu mujj ci kaw suuf kenn amu ci ñoom information donc toujours dañ koy provoquer Turquie pour indi problème fekk Turquie du ci dara c'est le mouvement des jeunes turcs te ñooñu ñoo yar saay-saay bii nga xam ne moom mooy Mustafa Kemal nga xam ne lu yàqu Turquie rek moom la donc am na yeneen influence yoo xam ne ci ay messie ay franquistes Jacob Frank kooku ci ñi influencé couru roi wu France ba ay idées yu bees am fa après 1776 ci la Amérique juddu nga xam ne George Washington mi ko jiite moom it franc-maçon la c'est pas caché révolution française am en 1789 période boobu itam Amstel Mayer Rothschild bi juddu moom am juróomi doom yu góor ak juróomi doom yu jigéen ak entreprise am yépp Rothschild yi moom soo leen déggee sa xel dina dem Angleterre Paris Vienne Naples ak Hambourg aussi da ngay xam ne période bii yépp juif yi fu ñu mën a nekk duñ fa am statut particulier duñ fa am ay droits duñ leen fa traité lu baax daanaka opprimé nekk ci ay musiba rek ci la ñuy ne donc léegi bi ñu demee ba révolution yi am état nation yi juddu bi état nation yi juddoo société de classe yi am léegi bi état nation yi bi mu juddoo rek ci la juif yi commencé dem ay nationalité comme France après 1789 ci la juif yi commencé di am nationalité française di am ay droit de vote nangam ak nangam comme yeneen état nation yépp nga xam ne première déclaration bi nga xam ne moo am après la révolution française mooy la déclaration universelle de l'homme et du citoyen
donc nga xam ne léegi citoyenneté juif yi am nañ ci accès. am nañu aussi ay partenariat yoo xam ne def nañ ko entre privé ak état ci financement wu guerre muy la guerre de Waterloo bi nga xam ne moo tax Angleterre mujju gagné France après nag mu am li ñuy wax pogrom yi nga xam ne presque 5 millions de juifs rey nañ leen diggante ay Russes ak yooyu dañ leen a wàññi rek ah comme xeet woo xam ne daal dem nañ ba yëg ne ëpp na ñu wàññi leen ci la Théodore Herzl wootee li nga xam ne moom mooy ñetti fan yooyu mu woote woon Bâle le 29 le 30 le 31 août 1897 pour nag moom def li ñuy wax sionisme mooy congrès juif bi nga xam ne moo amoon léegi nag Sion dafa am ñaari tekki benn bi jëmm lay tekki maanaam benn bi dafay delloo nit ki ci fi ñuy wax Batane ak Galilée ak Samarie ak Judée ak Idumée ak Pérée ay barab la yoo xam ne boo ko xoolee ca cosaan suuf yooyu gannaaw bañ fa àndeek Seydina Moussa suuf yooyu seeni suuf lañu noonu lañ ko mën a waxee waaye dafay delluwaat itam ci nit ki nga xam ne dafa jàpp ne moom ba ko yàlla boolee ci xeetu juif ci la gënee ku dul moom kon ñoom jàpp nañu ne suuf si seen suuf la ndax seen aljanna la digub sunu borom la waaye ñoom it ñoo gën ci ñi yàlla bind kon loolu mooy sionisme ñaari tegtal yooyu rekk la am bu njëkk bi mooy ci jëmm bi ci topp mooy ci suuf yi nga xam ne moom lay renvoyer nit ki yàlla dogal nag dafa am benn baron français aussi bu ñuy wax Edmond de Rothschild Edmond de Rothschild dafa dem jënd ci Palestine booba ci empire ottoman la bokk benn suuf soo xam ne daanaka kenn xamul ni mu toll installé fa ci bande côtière bi rek pour commencer di won juif yi ne leen yéen ñi nga xam ne ñu ngi leen di reyee Allemagne ñu ngi leen di reyee Russie wala feneen bu leen neexee mën ngeen a ñibbisi ci sama suuf si maanaam dañuy jënd nag lii dañu commencé di jënd mais bu ñu jëndee fi nga xam ne fa la araab yi nekkoon dañ leen fay génnee bu ñu jëndee amul négocier amul dara da ngay dem loolu moo tax ñuy dem ba 1909 ñu commencé di am village benn village bu ñuy wax kibbutzim nga xam ne am nañ premier exemple benn village boo xam ne nag léegi village russe la yàlla dogal nag guerre ak yi ko waral guerre mondiale bu njëkk bi jaar fi bi mu fiy jaar ci la sultan Mehmed V bi nga xam ne moo jiite empire ottoman engagé wu ci guerre bi mais bi muy engagé wu ci guerre bi Ali Ben Hussein Ben Ali bi nga xam ne boobu moom la ñuy xoolee buuru Xijaas bi dafa gisante ak benn espion anglais bu ñuy wax Lawrence d'Arabie ñu waxtaan Lawrence d'Arabie ne ko dama bëgg nga fippu yaak arab yi ngeen dal ci kaw Turquie yi parce que bu empire ottoman bi daanoo dinañ leen mën a defal benn dawlatu boo xam ne mbooleem arab yi dañ ciy mën a daje moom it mu jàpp loolu moo tax ci bi première guerre mondiale amee arab yi dañoo dal ci kaw musulman turki yi parce que boobu ñoom jàppoon nañ ne après la guerre ils vont se libérer du joug turc mais ils vont aussi avoir un état-nation boo xam ne arab yëpp dañ ciy daje mais moom bi mu koy dikk Lawrence d'Arabie bi muy dig loolu Hussein Ben Ali fekk na à Paris ci benn hôtel am na benn ñaari espion benn anglais ak benn français boo xam ne c'est des officiels muy Sykes ak Picot ñoo signé ay accords yoo xam ne le 16 mai 1916 ak l'aval de la Russie de l'Italie etc. pour le partage du Moyen-Orient boobu guerre bi jeexagul mais ñoom xam nañu ne bu ñu gañee dañoo war a séddoo suuf si kon loolu jar na waajal looloo tax bi guerre bi jeexee zone bi ñu waxoon zone bleue la Liban jël ko Liban ak Cilicie
français yi jël ko zone rouge britannique yi jël ko mooy Koweït ak Mésopotamie ak Irak. Zone brune administration internationale la mooy Saint-Jean d'Acre, Haïfa, Jérusalem, Israël actuel ba 1917 Angleterre maanaam après zone 5 nga xam ne mooy Palestine bu njëkk ba Angleterre jël ko def ko sous mandat britannique parce que boobu ci biir guerre bi Angleterre dem na ba amatul ay moyens léegi dañoo solliciter la finance juive pour ñu jàppale leen ci ay moyens pour ñu guerre donc bi ñu solliciter la finance juive en retour ci lañ leen wax nag ne leen léegi dinañu leen defal li nga xam ne mooy benn déclaration d'honneur boo xam ne ci lañ leen di diggee suuf si ngeen bëgg yéen li ngeen bëgg rek da ngeen koy wax moom loolu la ñuy wax la déclaration de Balfour de 1917 le 2 novembre 1917 boobu Arthur Balfour mooy secrétaire des affaires étrangères mais moom bindu ko ci loxoom ki ko bind mooy Alfred Milner moo nekkoon secrétaire am donc mu bind lettre bi wax Rothschild ne ko maa ngi lay yëgal ne am naa mbég ci xamal la ni la maanaam couronne da nguuruk Angleterre ak buur bi nga xam ne moo ci nekk ñun ñëpp jubu nañu ci digg la yéen yahud yi jaarale ko ci sa jëmm ji nga am foo xam ne moom la ñuy wax ëllëg foyer national juif palestinien maanaam xamal ko ne ko daal bu guerre bi jeexee yàlla def li ñu bëgg ñu am ko yéen it suuf soosu moom bu ñu dee séddoo àddina yi danañ leen ci tegal loxo en attendant donc ci la acte bi nga xam ne moo tax tey jii yahud yi moom Palestine juddu mooy la fameuse déclaration de Balfour après David Ben Gourion ñibbi Palestine ñi nga xam ne et puis changement du tur yi parce que dañu am ay tur bu ñu toxoo soppi ko ak yu demee noonu waaye diggante boobu nga xam ne Angleterre nekk na di gérer le foyer national juif muy Palestine di ko gérer comme loo xam ne rek da cee tegandi loxo en attendant loolu anglais yi ñoo ko dig juif yi mu nekk nag lu yéeme di dox ba après bi guerre bi jeexee ba ñu signé traité de Versailles ba li ñuy wax société des nations juddu ñu topp problème boobu rek ndànk-ndànk ñoom ñu commencé di def ndànk-ndànk rek di naxante di récupérer suuf si te booba juif yi 5% la ñu juif autochtones yi nga xam ne ñoo nekk Palestine 5% la ñu jullit ñi 85% la ñu chrétiens yi nekk li ci des ba yàlla dogal Hitler itam jot pouvoiru Allemagne bi en 1933 donc bi mu ko jotee en 33 37 000 immigrants juifs ñoo ñibbi Palestine en 34 45 000 ñibbi fa en 35 65 000 ñibbi fa avril 1936 nag ci la révolte arabe yi explosé parce que boobu ñoom it ñoo ngi jaay seeni suuf ñu ngi jaay seeni suuf à des particuliers ñu koy jënd di leen génnee suuf si lu bokkul nag ak li nga xam ne mooy li nga xam ne ça se passe au niveau politique te empire britannique bi yor ko te empire britannique bi aussi saa bu waree affecté fonctionnaire Israël day fexe ba fonctionnaire boobu nekk juif léegi nag ci la intifada bi ci la affrontement yi commencé mooy première intifada bi ñu commencé ñoom it ak presse bi li mu ciy liggéey mooy bu ñu reyee 5 juifs rey 100 palestiniens arabes ñu ne rey nañ 5 juifs rek yem ci loolu di ko traité noo xam ne day mel ni léegi juifs yi dañ leen faa opprimer wala dañ leen faa sonal te crise économique mondiale aussi 1929 la tàmbalee loolu it lu am solo la nga xam ne kon yenn investissement yeeg yëpp nit ñi dañ ko arrêté jël ay mesures de récession
Europe tamit nekkaat ci ay problèmes yu kenn xamul daanaka après cette guerre cette récession première crise boobu ci la ñu dem ba 1939 aussi deuxième guerre mondiale tàkk bi mu tàkkee nag ñu rey juif yi daanaka rey nañ ci lu mat 5 millions wala lu ko ëpp ci li ñu wax ñoom parce que loolu la ñuy wax Shoah donc léegi nag monde bi taxaw daal ne ñii en réalité il faut que ñu lijjanti kon ba ñoom vraiment ñu am foo xam ne boog dañ leen koy jox nag ndax ñoo leen ko amel ñun ñoo leen rey ñoo leen toroxal ñoo leen nangam c'est politique hein loolu la àddina bi yëpp jàppoo wax ji ba ñu dem ba 1945 51 états yi nga xam ne après deuxième guerre mondiale bi ci la ñu juddu donc muy li ñuy wax Nations Unies moom la ñu adopté le 26 juin 1945 51 états yi ci nekk officiellement mu entré en vigueur le 24 octobre dossier Israël-Palestine nag ñu teg ko ci table bi donc bi ñu ko tegee ci table bi mu ami benke ñenke ñuy dem ba mujj 1948 ñu war a voter pour jox indépendance Israël donc biñ ko voté 33 ñoo nekkoon pour 3 nekk pour contre te booba à noter l'abstention de l'Angleterre booba Angleterre dane moom farul pour wala farul pour contre alors que lépp ñoom la léegi nag au niveau de la Palestine nit ñi wax ne lépp lu ñu signé Amérique ci bic bu ñuul fii ci Palestine dinañu ko fi signé ak deret loolu tax na mbooloo mu bari ñàkk ci seen bakkan li tax pays arabes yi aussi duñu réagir mooy 1945 boobu après guerre mondiale bi Roosevelt di ñibbi après seen gise boobu mook ñoom Churchill ak yooyu dafa jaar Arabie Saoudite woolu buur bi mu ñëw nga xam ne ci benn bateau bu ñuy wax Quincy fa la ñu toog waxtaan boobu tamit Arabie Saoudite nekk dëkk bu ndaw boo xam ne toujours dafa instable parce que 1917 la ulama yi jëkk a def fatwa wax ne na al saoud yi dal ci kaw wahabit yi donc instabilité boobu moo tax bi ñu demee li ñuy wax les accords de Quincy mooy Amérique dafa saytu sécurité Arabie Saoudite 1945 ba fii ma toog di wax ak yow Amérique mooy fay Arabie Saoudite mooy fay pour Amérique yor sécurité am te boo nee Amérique it nee nga Israël rek même chose la Amérique Angleterre Israël benn dëkk la loolu moom la ñuy wax l'oligarchie anglo-saxonne donc capitale bi dëgg mooy la City de Londres parce que finance àddina bi yëpp foofu la ñu nekk kon xaalis dugg na doole dugg na parce que ki nga xam ne yow da nga ko jàppee noonu magam mooy saytu sa kaaraange boo naree dal ci kawam war a mun na la dal sa kaw it mag ji du ko seetaan mooy Arabie Saoudite ak Israël ak Amérique ak Angleterre du ñu mën a réeroo yeneen dëkku arab yi tamit pareil parce que Arabie Saoudite bi ak Ibn Saoud meree parce que signé nañu déclaration acte de naissance u Israël bi mu woowee doomam yi da leen ne mer mi mënta yàgg parce que américains yi ñoo yor sunu sécurité ñu nit ñi ñu wër sunuy noonu lañu kon xuloo ak Amérique ndax Israël wala Palestine gii du ko jar ndax bu boobaa sunuy noonu it dañuy dal seen kaw te it ñi ñuy wax ne seeni noonu lañu ay jullit lañu ni ñoom donc benn état boo xam ne dans l'islam politique moo am statut état islamique dëgg mooy Iran te loolu c'est après 1978 mooy bi révolution iranienne bi amee loolu mooy la réalité parce que Khomeini au départ nit ñi xamuñu woon fi mu jëm parce que dafa wutoon ay nit wërale ko boppam ñoo xam ne ñu jàng diplomatie ñu jàng politique internationale ak ñoo xam ne dañoo jàng communication ñuy wax tubaab yi li ñu bëgg a dégg ba yàlla dogal 112 jours yi mu def neuf la le château mu jóge fa
te boobu Shah d'Iran bi aussi dafa feebar après français yi am nañu information qu'il ne lui restait plus que quelques mois à vivre ñu jël ko indi ko biñ ko indee nag yàlla dogal ñu voté benn révolution boo xam ne ci la dawlatul islam bii di Iran juddoo yàlla dogal mu nekk un état puissant sur le plan militaire sur le plan scientifique ak plan yépp Iran dong moo fa am solo waaye yeneen dëkk yépp amuñu benn solo ñooñu anglais yi ak américains yi ñoo leen yilif ak français yi loolu nag mooy delloo si waat li ma leen waxoon ne leen le 3 novembre 1919 bi ñuy rey 2019 bi ñuy rey Qassim Soleimani boobu ñoom d'après le messianisme juif benn état islam warul woon a nekk foofu parce que le messie Asfahan lay jógee bi ñu reyee Qassim Soleimani mu nekk provocation bu mag ba àddina sépp wax ne Iran ak Amérique ak Amérique faw dañuy guerre yàlla dogal mu deltu ginnaaw mu amee loolu sax kéemaanu yàlla la rek Turquie tamit des cendres de cet état islamique bi nga xam ne Mustafa Kemal moo ko yàqoon dafa mel ni yàlla dafa def Erdogan nekk nit koo xam ne tey ku sagal l'islam la parce que réforme yi muy jël ba ci mosquée Hagia Sophia lu gën a nekk ndam ci l'islam gën a nekk provocation aussi ci yahud yi ak nasaraan yi amul donc fi mu ne nii moom Erdogan ak dawlatul islam bii di Iran képp ñoo am taxawaay ci li ñuy wax un islam politique taxawaay boo xam ne buy bañ la buy bañ nooteelu tubaab yi di bañ nooteelu américains yi di bañ nooteelu Israël waaye du yeneen dëkk yi amuñu benn solo ils ne piperont pas un mot lu tax ñu acharné wu ci mosquée bi fi mu toll nii ak symbole l'islam bi parce que yahud yi xam nañu ne Palestine tey jii symbole la ci judaïsme waaye am na fu ñu jàpp christianisme bi li ci des mooy détruire la mosquée d'Al-Aqsa pour léegi nga xam ne Jérusalem bi ñuy yaakaar mu doon la capitale de la gouvernance mondiale dañ fay reconstruiraat le temple de Salomon te plan yi pare nañu ba léegi boo xoolee tamit muy franc-maçonnerie société secrète ak yooyu ak cabale bi yépp ça renvoie au même principe boo duggee Google tapé palais de justice de Tel Aviv buñ la ko wanee vue aérienne bi da ngay gis ne toujours am na pyramide am na l'œil donc ces symboles là renvoient aux sociétés secrètes mais renvoient aussi à la cabale donc li tax yeneen diine yi ak yeneen doxalin yi du ñu mën a kaas mooy organisation bii ma leen mujj wax mooy UNESCO nga xam ne moom ci banqaasi Nations Unies la bokk UNESCO ay eugénistes ñoo ko jëkk a créé muy Julian Huxley nga xam ne mook Aldous Huxley ñoo bokk ndey ak baay ñoom dañu gëm ne nit ñi ay catégorie lañu xam naa ne catégorie bi gën a bon moom mooy ñun ñii rek donc li ñuy wax éducation universelle fraternité dialogue interreligieux mooy œcuménisme xeet yooyu yëpp dafay renvoyer ci même principe mooy fexe ba dogme religieux yi dootul am mooy maanaam yàlla moom al wujudun wal qidamun summa baqa nga xam ne al muxaalafatul xalq la al qiyaamu bi nafs la yooyu dootoo ko gëm da ngay gëm ne yàlla bi ma gëm man jullit bi ak bi catholique bi gëm ak bi yahud bi déedéet yahud bi du dañuy beru à part ak bi mushrikoon bi gëm ak beneen mën nañoo dajaloo gëm benn yàlla boo xam ne ñun ñëpp dañ ciy gis suñu bopp loolu la ñuy wax œcuménisme mooy le dialogue interreligieux moo tax fondation yi organisation non gouvernementale yi koy woote ci Sénégal ak ci àddina lu leen gën a dangereux amul chaque fois dama ciy dellusiwaat dama koy wax aussi fraternité bi ñuy wax ak débat yi ñuy initier ci biir l'islam nga xam ne du doon ay débat wax maanaam du doon ay débat wu islam débat wax sa xalaat lay doon ci biir l'islam te moo dangereux muy léeg-léeg débat yu philosophique wala falsafa ñu teg benn hadis wala benn
dogal boo xam ne sunu borom subhanahu wa taala dogal na ko ci nun nu di ci waxtaane ci wàllu xel te diine du wax sa xalaat ba ñu gëm ne jullit bi kat même bu nanguwul góor jigéen wala nanguwul yenn yi war naa mën a dëkk ak moom ci jàmm na ko ne nekk ci li nga war a nekk kii bu bëggee nekk góor jigéen na ko nekk nangam ak nangam nga xam ni jullit bi dootul def effort combattre liy attaquer religion mais dafay mujj di subir loo xam ne day attaquer religion ba mujj gi sax daf koy far nangu jàpp ne lu normal la parce que ak ngóor jigéen même Nations Unies au départ boole wuñ ko ci woon ndax dañ jàppoon ne feebar la lu ñu war a faj la relation contre nature mais boobu c'était l'aspect politique de la chose mais aspect spirituel de la chose nga xam ne dans la pratique ci biir société secrète yi ñoom yàgg nañu na xam ne ak ngóor jigéen farata la ci seen biir maanaam képp koo xam ne franc-maçon nga wala nga bokk ci Illuminati yi wala yenn société secrète yi maanaam nekk góor jigéen wala di pratiquer sodomie dafa bokk ci seeni ponk yi gën a kawe moom la ñu jagleel la déesse Chilo la déesse mère des homosexuels nga xam ne moom la Karl Marx doon jaamu moo tax sénégalais ku fi taxaw ne marxiste léniniste la war ngaa mën a tuubal yàlla te jéggalu ko am na philosophie ak yenn gis-gis yoo xam ne gëlëm rek ak ñàkkoon a xam moo tax jullit ñi di ko nangu waaye jullit ñi li ñu am te mu war a mën a sàmm seen diine mooy seen diine liy dëggal nekkug yàlla gi mooy sàkk gi mu sàkk liy dëggal nekkug yàlla gi ne inna diina indallahi l islam mooy alquran li leen tënk mooy le corpus coranique est très têtu maanaam tey munoo fexe ba soppi benn aaya alquran munoo fexe ba yokk ci ab araf wala nga wàññi ko ci ni ko yàlla di sàmmee nag jaarale ko ci ku mel ni Seexul Xadim nga xam ni li mu fexe ba ñu mokkal ko ci alquran fexe ba ñu bind ko ba tey jii bu téere bépp raafoon ñu bindaat ko ci ay loxo te dara du ci soppiku loolu dëgg-dëgg mooy li nga xam ne kaaraangeeg lislaam la li ci toppit mooy sunna ndax ni ñuy sàmmee sunna mooy dañ koy jëfe dañuy conformer wu à la sunna yàlla li mu defal Serigne Touba mooy Serigne Touba day diisul Serigne Touba ëppul yéesul teŋul déedéet boo xoolee rite bi mu tànn ci wàllu tawxiid muy ashari moo gën a jàppandi moo gën a neex te it boo ko xesee ba maîtriser kenn mënatu la def ak yow débat philosophique ba gëm loo la ne yàlla amul wala am na beneen yàlla budul subhanahu wa taala bii nuy jaamu boo ñëwee ci wàllu fiqh imam Malik ni mu dëgg doomoo ni mu jàppandee ci ab jullit muy dund jàpp ngiru imam Malik ba du sonn du ko yàqal ab liggéeyam wala sàkku lu lew mën a yor ak njabootam loolu itam beneen tawféex la bu dee nag ci wàllu soufisme boo xoolee tey fi soufisme mettee dëgg-dëgg loolu suñ borom dogalul mu agsi ci Serigne Touba parce que Serigne bi dafa def ni maanaam ab murit moom day doon ab jullit xaqan ba noppi mën a dund bu sell ci biir société bi maanaam day nekk benn relatif bu positif dana fi takk ay soxna dana fi am ay tool di bay dana fi am ay kër dana fi am ay doom maanaam du teeng du nekk nit koo xam ne ku aju la koo xam ne kenn du ko mën a roy kenn du ko mën a topp kenn du ko mën a toppandoo kenn du ko mën a gunge ca la mu nekk kon loolu fàgguteef bu rëy la boo xam ne am na solo lool te mat naa jàpp waaye li may wax rek le danger c'est l'argent xaalis mooy danger bi parce que tey yahud yi fi ñu jàpp àddina bi fi ñu xoj kenn mënta yëngu loolu doy na kéemaan bu fekkee ci wàllu économie la ci wàllu finance ci wàllu technologie ils sont partout ci wàllu sécurité àddina bi ils sont partout tey start-up yi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu sécurité à travers tout le monde entier ñoom la et souvent c'est des anciens du Mossad ñoom ñooy nekk ñi nga xam ne
ñoom ñoo yor ay start-up yoo xam ne wàllu reconnaissance faciale mbirum téléphonie lépp loo xam ne luy doxal àddina bi rek ci seen loxo la nekk. waaye nag boo delluwaatee ci wax ji nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadou Mountakha wax démb bërki démb da ngay xam ne li sëñ Touba waxoon mooy li am solo mooy àddina jarul àllaaxira ñoom seen yàq-yàq yépp tànka laalul sa pas-pas te foofu la ñuy jëkkee tànka laalul sa ngëm tànka laalul sa doxalin ci wàllu diine yow mucc nga. du créer ay mouvement wala ay association naan da nga leen di contre mooy tax nga mën a leen dara da ngay nekk ci li la sa borom digal tey góorgóorlu ba conformé wu ci loolu ba it melokaan woowu nga di ko man di jàllale c'est-à-dire message la boo xam ne nit ki da koy wax ba noppi nuru ko te it ñun am nañ ci exemple bu doy ndax sëñ Touba moom 35 ans de captivité la nekk te loolu dara gënu ko metti te li mu am ci diggam ak boromam lépp ci 35 ans yooyu la ko amee kon na nu gën a góorgóorluwaat ku am kilifa na nga fonk sa kilifa ndax ñàkk kilifa mooy premier point bi nga xam ne ci la ñuy sukkandiku parce que révolution yi jëlee état nation yi nga xam ne ñoo créé état nation yi li mu jëkk a def mooy aristocratie bi da daan lëkkaloo ak religion ñuy doxal dëgg la aristocratie amatul waaye nag religion yi am nañu ay kilifa yu fi nekk nun boog nun ñi nga xam ne ñoom laa sañ a waxal muy taalibe Serigne Touba yii sunu yitte ji jëkk ak ji mujj na doon Serigne Touba man de wóor na ma ni li fekk noo ngi natt sunuy wax ak sunuy jëf ci njàngaleem Serigne Touba dunnu mën a yóbbaale ci dara mën na noo yàq lu bari ci àddina bi waaye nag sunu àllaaxira moom dunnu ko yàqal waaw te perte fii perte fa ñu jëm dara jaru ko àddina moom le combat est perdu pour les musulmans sincèrement wala boog yàlla sunu borom bi subhanahu wa taala te sax loolu laa gëm nag ndax mooy li am ndax àddina balaa tukki lislaam jeex fi tàkk waaw balaa tukki lislaam jeex fi tàkk waaye kum mën a doon daal jiitalal sa àllaaxira ci sa àddina jiitalal sa yitte ci sa borom takkaat sa laxasaay feddali ko rawatina ñun taalibe Sëñ Tuubaa yi am nañu aw sas wu rëy boo xam ne ci wàllu xam-xam mooy yittey Cheikh Mouhamadou Mountakha bii ci université bi ak lépp loo xam ne ndigalu Serigne Touba la jum fi bàyyi ci lislaam ju sell ci jaamu yàlla bu wóor a wóor ak ci liggéey surtout liggéey xalal liggéey loo xam ne lu dagan la nga di ci dund sàkku lu leew di ci dund loolu moom dara jiituwu ko ci ndax boo bëggee ñoxor njaay nit yëkkati xaalis jox la ko wala mu ne la kaay dinaa la dimbalee nangam bu yàggee sa xalaat mën naa rax loo xam ne daray àddina du ko jar loolu mooy li ci mat a xam li am solo daal mooy mbirum Palestine ñaanal jullit ñi rek ñaanal leen yàlla dimbali leen waaye barab boobu du barab bu coow lay fay mukk moom ndax loolu c'est quasiment impossible waaw coowal suuf nag noonu la mel moo tax lu mat a wat ndiku la moo taxit état Sénégal war nañ gën a góorgóorlu ci suuf si parce que buñ demee ba litige fi foncier yi àgg ci benn niveau bi dinañ fi nekk waaye duñ fi nekk ci jàmm waaw kon nag nit ñi doylu it kenn ku ne jëfandikoo la nga xam ne moom nga mën a jëfandikoo li ci des nga xam ne réew mi ñun ñëpp ko bokk di rafetal saa su ne di góorgóorlu di sàkku ngërëmul yàlla ak di daw lu muy tere ci saayir ak ci baatin kenn bañ la cee gis kenn bañ la cee dégg dénk nañ ko suñu bopp te dénkaat leen ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.